Situé au centre-ville de Joal Fadiouth, avec une ville panoramique sur la mangrove, la lagune du Djouraï Hôtel Pied dans l'eau vous offre un confort inédit dans un cadre aux couleurs. À vous couper le souffle, vous y trouverez des chambres climatisées avec de l'eau chaude sous la douche. Oui, une grande piscine pour vos moments de détente, en famille et entre amis, mais aussi vos cérémonies de mariage et d'anniversaire. À la lagune du Djouraï, vous aurez un menu varié de plats européens et africains. Équipé d'une salle de conférence pour vos séminaires et autres ateliers. La lagune vous propose des exécutions en voiture, comme Pirogue dans les îles du Saloum et toute autre destination de votre choix, avec des guides professionnels qui vous feront vivre des moments inoubliables. Pour nous contacter, appelez vite au 77 531 87 07, 77 531 87 07. À l'hôtel La Lagune du Djouraï, le client est traité comme un roi. Tout de intervenir de ce qui s'est passé la dernière fois. Non, actuellement, je suis dans mon bureau. mujjee siiw affaire xale yi ñoo ma fi indi tey maa ngi jéggalu nag ci sama yéex a jóg ak sama yéex a ñëw muy diggante Khadija ak Enzo. Je me dois de te dire tout ce que je ressens pour toi. C'est un amour pur, comme dans les cinémas. Dis-moi. yow kan nga doon waxal yow laay waxal de kan nga doon waxal. Sa ndey. sama ndey. Karim mais yéen jaaxal ngeen ma trop quoi du caaxaan sa doom la semaine passée dama ko naroon a rey pour yaa ciy tege. bii moom nga def ko sa xel yow foo yëpp ñàkk fay la bay bëgg a dee. gis nga boo génnee dinaa la siiwal nga topp jigéen ñi xanaa balaa ngaa topp jigéen nga mët góor. xam nga lu ma bëgg nga xam ko bu ma doxati ci mbedd bi nga di ma wax sa waxi ñàkk fayda yi nii di may kale yaa ngi dégg yow da nga am sens sax mais kon dama lay saaga. man la mujjee siiw. mujjee siiw comme son nom l'indique tu seras toujours un dernier. jàkkaarloog yow mi lay xalaat ba si mu doon métti war de ci yow nga naan ko toppal fële daal di xam ne moom mi lay. di nga ma jooy la. nga lu ko war tey yi lay. nabb di la foon di la raay di la bégal xaale bi lee di la ayo nenne ayo nenne ayo nenne nenne tuuti ayo nenne ayo nenne ayo nenne 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 ayo nenne ayo nenne ayo nenne nenne tuuti ayo nenne ayo nenne. Bonjour Enzo. Il est là, maman. Comment vas-tu? Ça va? Bien, merci. Ça va, Julien? S'il te plaît, tu me sers de l'eau. D'accord, moi. Merci. Je vous en prie. Bon, Enzo, allons droit au but. Je viens tout juste de chez Khadija. Le père de Khadija, il m'a traité de tous les noms. Au nom de quoi? Il se croit supérieur aux autres. Kër googu bu ma fa demee sama deret moo fa nekk sama sët moo fa ne
et je pense que ni waroo ma traité noonu mais tey lu ma yekkul da koo fàtte il te croit tout permis Pape Khadija dina xam ni laal na laalaaki ni mu nekkee ñoo ko ci bàyyi te li mu wax yépp ma dégg ko dootu ko defati ci kaw suuf. Là, il m'énerve à la fin. N'est-ce pas, vous voyez, j'ai la chair de poule. Et je vous jure sur ma très sainte communion. Maman, je vous jure au nom du Père et du Saint-Esprit que le papa de Khadija, il va payer. Si je vous dis qu'il va payer, il va payer, maman. Tu n'iras nulle part, Enzo. wax ma lay yëg ba xool ci samay bët wax ma lay gis am na lu la tiis mën naa ko gis bànneexu xol bëggeelu yaay ci doom am na ku ko yëg te musu ko. Gis nga yow, tu mérites même pas mon respect et ma considération. Et puis je te dis une chose. Ma mère, elle est toute ma vie. Tu touches à un de ses cheveux, j'encule toute ta descendance. Tes paroles et tes opinions ne reflètent que tes limites. Ñun li ngay wax tolluñu fenn. Tu pourras jamais nous retirer notre possibilité et notre bienveillance, ni notre détermination. Sama doom nag di nga xam ne mu màgg mu fer moo ko fi bàyyi parce que duma ko bàyyi ci paa bu mel ni yow mu di ma ko yaral ñàkk xam àdduna bu bëgg a dee. Enzo yow nii ngay waxee ak sam papa xanaa dangaa dof xoolal kenn du la may benn nga bëgg a jël fukk ah xam nga la laay la yëgal na njëkk tey na mujj tey sa tànk nga ko fi teg di am lenn looy wax est-ce que yaa ngi may dégg te nga génn léegi balaa moo yàgg. yow tu crois que li ngay wax toll na ma fii tu te trompes munoo maa jaay lu ma saf parce que dama laa jeexal tàkk. génn léegi gaawal. waxtu bu ne am na kuy jooy waxtu bu ne am na kuy ree am na ñu xiif am na ku lekk bëggeef ku mer bëggiif ñaar ñuy dund lu neex àdduna benn bés la ni lépp mbébét la wërsëg de kër la am ak ñàkk cee ànd. Junior. Amina xam naa ne sa affaire téléphone bi moo la fi ànd mais téléphone bi man ak yow ñoo di bokk yow man yëguma tinuñu ba léegi nii man xaw ma téléphone bi lan moo ko dugal ci sama saak. léegi soo dégg loolu mooy xamee lan moo fi indi. du ma la ko may parce que dama la mere trop te foogoon naa ne ak lu mu mënti xew ak lu mu mënti am yow su ma taxawee di la jéem a expliquer di nga nangu déglu ma li ma lay wax ba pare. man ak yow ni ñu meloon yëpp ak fi ñu toll woon yëpp man dama foogoon que ne yow sama gars yi nga xam la moo tax man ci àdduna si saa moo tax mu mën a reetaan wala sama sœur ñooñu rek laa doon nekkal pour rek ba bi ma la xamee yow foogoon naa ne ci man nga bokk dama la jàppee woon comme rax moom boo xool ndey ak baay mais lu mënti am nga déglu ma mais yow da nga ma humilier yow Amina nga def ma lu nga xamante ni kenn ñeme moo ko def ci àdduna gis nga man amul benn nit bu mës a ñeme yëkkati loxoom muy ñëw ci man yow nag li nga nekk jigéen moo la may chance mais walla boo nekkul woon jigéen leneen la ñuy wax. waaye soo ma dégluwul mooy xamee lan moom fenn li taxoon ma jóge suñu kër ñëw tay fii c'était juste pour ma baalu la ak parce que man rëyu ma su ma tooñee dangay xam ne man maa tooñ te tooñu ma sax parce que dañ la tooñ ma xam naa nag ki jël sama téléphone dugal ko sa sac kon tey su ma ñëwee fii tey danga ma war a déglu xam naa ne prince ak gangam bi ñoom ñoo manigancé loolu noonu yëpp te jubluwuñ si dara nag lu dul yàq suñu diggante man ak yow. kon ñoom loolu tollu na leen foofu. apparemment. bu fekkente ne man ak yow dañu nekk ay gaañ loolu moo leen nakari na leen leer na dinañ dee parce que loolu noonu man ak yow tey la ñuy gën a nekk gaañ tey la ñuy gën a ànd tey laay gën a nekk ci sa wet tey laa lay gën a jege incha allah. kon jeex na mais mun naa la ñaan dara. am na loo may ñaan. suba nga dugg 8h. dugg ci loolu. non non s'il te plaît rek. maa la ñaan loolu. bon dinaa ko def pour yow dégg nga. sérieux.
man je respecte toujours mes promesses dinaa ko def gis nga suba incha allah 6 heures laa yeewu 7 heures et demi maa ngi école 8 heures ku dugg classe dama ko fekk. kon baax waxtu bu ne am na kuy reer am na ñu xiif am na ku lekk bëggee ku mer bëggiif ñaar ñuy dund lu neex àdduna benn bés la ni lépp mbébét la wërsëg de kër la am ak ñàkk cee ànd àdduna ngi nii bari couleur. Bon, voilà, le cours est fini. Maintenant, mes chers élèves, si j'ai un seul conseil à vous donner, c'est-à-dire ne rangez pas les cahiers dans les tiroirs. Je vous donne ces conseils en tant que frère. Voilà, comme vous êtes ma seconde famille, c'est bien normal que je vous donne des conseils. Comme tout un chacun d'entre vous, ne prenez pas des fêtes et vous dites que voilà, c'est terminé, on a pris fête. Donc, la veille de la reprise des fêtes, vous dites que voilà, je vais tout réviser. Ça, c'est pas nécessaire du tout. Donc, ne rangez pas les cahiers dans les tiroirs. Parce que si vous le faites, retour des fêtes, vous allez les regretter. Je vous parle en connaissance de cause. Je vous l'ai dit, je vous parle en connaissance de cause. Je passais par là. Donc, évitez tout cela. Et sur ce, bonne fête à vous tous. Merci. Merci. Amina, lan moo tax fan yii su ma lay call doo ma répondre lan mooy sa problème. xamoon lu tax. non. sa affaire irresponsable yooyu nga def noonu sàcc sama téléphone dugal ko ci saagam. mooy amee accusé. accusé wu ma la loolu nga def nga yaakaar ne acte boobu boo ko defee noonu nga foog ne dama koy bañ tey laa ko gën a bëgg te mënoo ci dara. kon yow caaga nga da ngay changer plus. waaw merci et je suis fière de l'être. maa fière ci nekk caaga. wutee ak yow mi nga xamante ne nga ne yow soi-disant góor nga mu sooma laa kon yow fekk nga. wallaay doy ndey laal jaagu. yow doo góor kon. mais sa digganteeg booy boobu bu la leeree ne du dem fenn gëm. man ak moom pik ak peel doo ci mën dara. junior de may ànd ak moom koy gis sa xol di bon te doo ci mën dara. mais boy c'est quoi le problème ça fait déjà plus de 30 minutes depuis bi ñu wàcc ak léegi nga taxawloo ma ci rond-point bi lan moo nekk problème bi. problème amul sax te li nga wax aussi dëgg la mais dama fi am rendez-vous ak Tima quoi. tout le temps tu me parles de la même meuf yow boy t'as même pas de vergogne yow amoo sax jom tout le temps dama lay wax ni que aimer c'est aussi savoir abandonner quand continuer fait du mal à tout le monde mu ngi métti ci yow mu ngi tar ci man munoo bàyyi boy bi nga gëm ci li nga nekk. boy li nga wax dëgg la mais conseil yi nga ma jox yow utiliser woo ko contre Khadija. dina may tontu. waaw d'accord en tout cas j'ai vécu une situation plus inexplicable que la tienne li ma dund moo gën a tar foofu li nga nekk di dund du dëgg leen laa la mën a wax peu importe les obstacles ils sont à franchir defal des pas vers l'avant gëm naa ne mën nga ko am. ok ba nekk sama jumeau nga. bonsoir. bonsoir Tima. ça va les fils maa ngi dund. waaw booy ñoo far maa ngi ñëw. loo may doyee. Tima patience bi dafa doy est-ce que xam nga loolu bu fekkente ni man li ma lay wax moo la neex loolu noonu tey lay continuer wala tey lay jeex. mais t'es sérieux là. loolu nga may tontu tu penses que ni dinaa la indi ba fii di la wax ay wax yoo xam te ne mooy loolu je suis très sérieux même te dinaa la xamal benn affaire du ma la xasee ba woon ginnaaw naa la bàyyi si li nga nekk mais man dinaa nekk si leneen te dootoo ma am yow ba abadan ay góor. Big you. Je t'aime beaucoup, tu le sais. I love you. I love you. Nalingi you. Nalingi you. Je t'aime, mi fait. I love you. I love you. I love you. Nalingi you.
darling you. Je t'aime beaucoup, tu le sais. I love you, I love you, I love you. waaw mais Adja yow kañ nga wàcc gaaw ba ñëw ba ne da ngaa defar kër gi leer na ba da ngaa daw gis nga sa tànk yi niñ pëndee taxawal yow seulement bi nga yoolee gang bee ba léegi ne boo wàccee tër ngay def du ma la gis fenn da ngaa daw wala sa tànk yi ni mu poussé rek xamante nañ da ngaa daw looy siisu da ngaa daw da ngay wax naanaan damay door a wàcc wax soxla naanaan rek waxtaan bi mun a neex naanaan rek mu mun a wax normal naanaan xam naa soxla nga ndox sa daw yu metti yi tey tànk yu pënd yi naanaan baax na gis nga baax na ndox mi day def effet naanaan rek waxtaan bi war naa yomb nag dangaa soxla waaye bi nga fi de baax nga fi de wala ma xam ni baax ci yow xale yi waxal ah uy ma lu càgg nag du loole ni yow yaa gën a xam ni man bokk maag année bi ñoom dañu wàcc di taxawal man li ma temps boobu de aw ma temps boobu de fàtt naa fàtt la grande sœur yow daal nii rek nee nga daal ku ñëw rek doo ñëw ah lu may def xam nga moom sëy boo ci duggee dañuy tëju doo am jot di dem fenn moo tax loolu rek la ñuy dugal ñu wax la néew sëy la nekk ci sëy bi rek xam nga kër gi mag daal di sa ñoo fi nekk moo tax du ma mën a dem fenn. d'accord am sa jëkkër sax. ne parle pas de lui. daa daf ma nëbb boppam yow. ci daa de lam ma wonoon au début ak bi ma dugg see ci kër gi diamétralement opposé respecté wu ma doxaan guddi doxaan bëccëg. doxaan. bien sûr te li ma ci gën a métti moom nëbb moo ko def dafa ma koy won daa ngi fi ñëpp di gis. léegi yow loo fi def. lu ma fi def ngay laaj xanaa toog sëy. sëy waaw. sëy ba kañ. ah comment faire su ma demee ñu ne tas na sëy ba te yow xam nga tamit sëy bi dafa am ñu taxawoon ne du am ñi bëgg ñi bëgguñu moo tax rek di sóoraale sama yaay tamit loolu kese la mais du dara. léegi yow ñi ngay xalaat moom. ñoom ñu ngi dund seen bonheur léegi yow nga nar fee toog di dund naqar. sama ndox bi deful effet de sama ndox bi deful effet de yow léegi xoolal sama rakk nga rakku moomu yow ñëpp xam ne moomu dafa lëndëm classe bi ñëpp xam ne moomu dafa lëndëm yow léegi sama rakk koy daw bay daal looy yàqam di daw di ñibbi. moomu dafa lëndëm. ma nekk rakku moomu ñun ñaar ñu bokk léeg ba. si nga wala xam ne man du ma ragal nag. doo ragal waroo nekk ragal de. sama sista daa nga amoon nag li nga mënul wax rek mooy sa problème mais xool entre toi et moi waxal daa daw tey bi nga ñibbi. nañu waxante dëgg entre toi et moi xam naa ne da nga doon daw jaratul ngay daw boo yooyu ay ragal lañ xam nañ ma bu baax. kër gi du tëteeg te moo ko si daal du man. kon amul tawal. yow heure bu ñu wàcc nga bale kër gi ba mu set nii may doole yegg si ngeen a dawoo. yéen a daa sadi mais xam nga yow xam nga leen yow sa dër bi tuuti nga muuma. yow amagoo fi benn amagoo fi ñaar bëgg fee toog ba kañ. yow biñ mañ mu fekkee nga ko dañ mën a demal sa jëkkër nga muñal ko moo tax ma toog fi di muñ. waaw muñ sooy muñ day fekk koo xam ne laa respecté jox la cër muy doxaan guddi doxaan bëccëg nga toog rek. da nga ko dul bàyyi këram gi te dem ñibbi. da nga ne xale rek moo tax ngay waxee nii. yaa duggagul ci néegu sëy boo ci duggee di nga xam li ma lay wax. waaw baax na mosuma ci duggee yàlla dafa def dugub gis nga yow naa waxee gis nga fii boo fi toogee di jaay la femme soumise dañ lay rey nga dee keneen ñëw toog remplacé la. mais rek nu may def. fii ko may jóge sama kër yaay dañ ma muur ne ma boo demee nga muñal ko. noonu rek laa mën def toog muñal ko. xam nga laa bëgg nga def. nga dem génn ci biti defaruwaat keneen gis la takk la nga bàyyi ko këram gi loolu laa gis. mais tamit xam nga góor ñi ñoom ñëpp a yem
su ma génnee dalaat ci mel ni moom ñu may kontel ay jëkkër du ko jar. doo gis keneen ku mel ni moom de da ngay génn defaruwaat ba mel na nga meloon gis keneen waaju baax takk la. sama xale góor yi ñoom ñëpp a yem tamit. moom damaa sëy si mu changé yaa ngi may dégg damaa sëy si mu changé carrément xam nga bi ñuy génn ma ko waxoon dóor sa yaay sax mu dóor ko waaye instant yi nii jaralu ma ko dàq muus. su ma génnee tamit ci lu mel nii rek laay dalaat su ma jox ci gisuma ne daal dina ko jar daal bàyyi ma toog rek man. d'accord yàlla baax na. leen dinaa la ko xamal. du nga xale góor yi xam nga ñu xam. Iran Irak dafante dañu saf yaa ngi boo fi nekkee di jaay la femme soumise wala genre dooméraam lañ lay jàppee waaye nag boo defanteeg ñoom bañ saf dinañ la topp ni xaj bu góor. te xam nga tamit defante tayul sëy defante fii chaque jour ñii ñi di la dégg sa dëkkandoo yi dafa am lu ma koy bañal di bañal sama bopp dara loolu la rek c'est ma comprendre. léegi yow da ngay sëy de man bu dee li ngay dund nii su ma amee jëkkër loolu laay mën a dund yàlla ma am jëkkër. war ngeen dem doo toog. neexul ba neexul nag waaye xale bi li mu wax dëgg la nekk sa ñu lay torturer guddi ak bëccëg est-ce que lii tamit jar na ko non non kii faa ma jóg ci moom. À l'hôtel La Lagune du Djouraï, le client est traité comme un roi.